dañu war a dagg buum bi c'est-à-dire le cordon la ñu war a dindi mooy que tey Sénégal ak Afrique am nañu bunt bu toll ni àdduna te duñ ko amaat mooy que tey Sénégal am na opportunité malheureusement quand on se réveille on voit dans les médias sénégalais ñu ne ñu suñu ministre de la pêche Alioune Ndoye serait sur le point ou l'a déjà fait de signer 52 licences de pêche Omar gëstu ko 52 licences de pêche à des Chinois qui il y a 4 jours se sont permis et payé le luxe de jàpp sunu ay bokk di leen dóor ci mbedd yi. dinañ ci ñëwaat am nañ ci élément d'ailleurs suñu dernière actualité lay doon mais justement par rapport à ça gis nañ ne que Pape Makhtar tout le monde a salué bi président de la République waxee waxu mesures yi tout le monde a salué quand on a parlé d'aide alimentaire parce que quoi qu'on puisse dire on est en période de crise aide boobu soxla nañ ko am nañu ko soxla mais ñu dem ba ci biir tout à l'heure yaa ngi koy junj ñu yor waxu scandale ci scandale boobu ñu yor waxu marché ou transport mais également marché du riz ñu bëri jàpp ne que c'est quand même décevant en période de crise on trouve toujours moyen def politique on trouve toujours benn moyen boo xamante ne ñu ngi wax waxu njuuj njaaj. waaw mais c'est ça en fait parce que Sénégal lañ ko tàmm gis nga da ngay gis situation yi nga xamante ni mooy situation yu gën a doy waar ñu siy profiter di si enrichir ñenn yi parce que dañ leen dañuy am benn genre redevabilité parce que ba ñu nekkee peut-être si yenn situation ñooñ dañ leen jàppale woon donc bu ñu tollee situation yi dañ leen jàppale aussi am na en perspective des élections ku xool Diop si xam lan la am si impression xam lan lay def ci panneau publicitaire xam lan lay def si ay t-shirt ak ay yeneen ak yeneen donc mën nañ poser des questions si lan moo tax ñu jël marché nee nañ 2 ba 6 milliards ci transport jox ko ki nga xamante ni société am non seulement dañ ko liquider depuis le 19 avril 2019 et puis société bu nekk en liquidation comment se fait-il que kooku di am sañ-sañu di soumettre benn dossier bay gagné dossier boobu c'est-à-dire dafa am yoo xamante ni gis nga nee na bu ñu koy wax dafay mel ni Sénégal yi sax bu ñu koy déglu dañuy tàmm scandale ba Sénégalais boo di wax scandale sax dañuy naan lii de yàgg na fi am parce que gis nga société boo xamante ni dañu dafa nekk en liquidation maanaam koo xamante ni dem na ba mënatul fay ay salaire am ba déposer bilan kooku tey jii nan lay amee capacité di naan dafay jël ay ceeb ci point A di ko yóbbu point B encore que kooku ñu xamee ko ci déposer ay mbalit ak yóbbu mbalit tey jii gis nga potu sàmb lu mu set nee na bu ma la si joxee ndox doo ko naan te pourtant moom pot beneen bi nga xamante ni mooy potu ndaali ñoo bokk même matière bu ñu ko defaree peut-être moo bokk sax même entreprise bu ko defar parce que dafa dul warma dafa dul respect tey lu potu sàmb set bu ma la si joxee ndox nga xoolaat ma ni ma kii nag maa yëpp mais nan la ñuy jëlee ay oto mbalit yoo xamante ni mbalit la doon def di ramasser ay ordures di ci def ceeb boo xamante ni nee nañ dañ ko war a yóbbu ci askan bi président Macky Sall bu ñu ko joxoon ceeb boobu du ko lekk moom njabootam. waaw tey jii ñu fi toog ñëpp ku si joxoon ceeb bu ñuy def ci oto mbalit wala ci oto boo xamante ni dafa am yenn conditions d'hygiène et puis paradoxe ñu nañu set nañu jël ay mesures yoo xamante ni jéem a fexe ba suñu environnement set suñu loxo di set nañuy fexe ba lépp ngay jël ceeb di ko def ci ay oto mbalit dafay poser problème beneen bi ceeb bi nga ni dañ ko jox koo xamante ni société am ba muy am ak léegi matul 6 mois société bi non seulement matul 6 mois mais boo xoolee ñaari sociétés yi mi nga xamante ni moom la joxe numéro téléphone ñëpp di joxe ay numéro téléphone fixe moom mu joxe numéro téléphone portable maanaam koo xamante ni mënoo ko repérer tey mën na nekk Sénégal fii Dakar suba mu nekk fële ginnaaw suba mu nekk fenn kooku société bi ñaari société am boo boolee capital social am passé wul 1 300 000 francs nga jox ko benn marché boo xamante ni 17 milliards la donc gis nga yooyu mbir yooyu noonu boo koy gis Sénégal non koo xamante ni waaw xam nga boo waxee dañuy naan da ngay def preuve de discrimination parce que du sénégalais ak yooyu xam nga Diop si nangu naa tudd turam parce que sénégalais la mais kii comme benn genre libanais entre guillemets sénégalais donc dañ ko koy mën naa ko bañ a yegg si turam mais gis nga la mooy problème bi Omar Faye man mënuma comprendre Sénégal bii ñu nekk ay sénégalais def seen preuve si distribution ak jënd ak jaay ceeb tey ñu toll situation bii nii ni nga ko rappelé sànq Bocar Samba Dièye nekk si ay situation yu xaw a difficile yu xaw a doy waar banque teg ko tey nga woon ko jéem a jàppale parce que boo ko jàppalee da nga jàppale sénégalais yi ak jàppale Sénégal mais non seulement defoo loolu mais nga jël même boo jàppale wu sax bañ a def état d'âme mais au moins boo defee ba da ngay soumissionné mais na doon loo xamante lu équitable la fan lañ def seen appel d'offre fan lañ la wax Libération kan moo ko moom yaa xam mbay beneen bi kan moo ko moom L'Observateur Youssou Ndour beneen bi lan la Le Soleil mooy Le Soleil bi brille à l'est ci palais bee lay jógee donc tey nag ngay nuwee da ngay def appel d'offre boo xamante ni Soleil la L'Observateur la Libération la ana Turbine ana Walfadjri ana Quotidien ana yeneen quotidiens yi nga xamante ni dañ fi nekk Sénégalais yi di leen jënd di leen lire au nom de quoi Libération war a mën a am
benn appel d'offre te turbine amu ko ci capacité vente la wala ci yan kii nañ ko teg donc gis nga nee ne lii dafay wane carrément que ni ñi nga xamante ni ñooñu jiite yërëmuñu non seulement yërëmuñu mais jéemuñu ñu sax jàppale parce que gis nga lu sànq lu Elimane di wax dafa yàgg am Sénégal jaru sax ñuy dem ba Congo bu ñuy toll situation yi nga xamante ne ay vivres de soudure yi ñu doon joxe mais dañ ko doon def état du Sénégal yàgg nay joxe ay kit alimentaire mais mosul ñëw di la naan damay yóbbu ceeb bi ba ci bërëb sàngam ay bon nañ doon joxe léegi bon peut-être dafa révoluer dañ ko révoluer léegi ñi ngi dem ci peut-être ci li nga xamante ni moom mooy transfert d'argent ñaata société ñoo fi nekk ñaata entreprise ñoo fi nekk def mobile transfert tey jii nga jëloon xaalis bi envoyé leen ko ñoom ñu mën a jënd lu leen intéressé parce que nga jël sénégalais bi nga xamante ni mi ngi nekk ci Fongolemi xamul ceeb musul lekk ceeb nga ni ko da nga koy jox ceeb ak diwlin ak vermicelle lan la koy dundee nan la koy def ñàngataan la siy def diwlin mu def ko lan tuuroo boppam jël yi dagg yaramam def ko ndawal c'est dafay poser problème gis nga bu ñu nee Sénégal situation bii ñu toll bu ñu nee dafa am ñoo xamante ne dañu nekk situation bu extrême ba kenn mënul leen boo moytul ñoom tey jii situation bii ni Covid 19 bi da leen nar a sax emporté donc ñooñu foog ñu dimbali leen boo leen di dimbali yaakaar naa ni da nga leen di fekk ci ñoom lu ñu tàmm di dundee nga ñëw jàppale leen si et puis ñu changé li nga ko waxee sànq ñu changé suñu habitude alimentaire ceeb bi ñuy jox lan la ñuy jox diabète diwlin bi cholestérol vermicelle bi pat donc ñi ngi ñuy naan ok da ngeen di jéem a fexe ba ngeen dund mais dund ci yan condition dund ci condition yoo xamante ne fii ak 2 ans 3 ans ñëpp ay dee parce que ñii dañ diabète ñii nañ cholestérol ñii dinañ am ay problème yoo xamante ne ay feebar yoo xamante ne ceeb yeeg seen yii ñu koy jox ñooñu ko teg donc gis nga état booy diriger yaakaar naa ne da ngay xalaat te booy xalaat aussi da ngay jël li nga xamante ni en perspective lii di ñëw ëllëg la mënoo toog sénégalais di leen naan chaque jour changez vos habitudes ci seen li ngeen di lekkee ci seen li ngeen di defee si lu bëri ñu toll ci situation bii nii nga waroon jëli ji dugub nga waroon jëli ji ñebbe nga waroon jëli ji yi nga xamante ni boo ko joxoon Sénégal dinañu am alimentation saine mais aussi dina varier mais ceeb bi lan la ci mën budul ñànkatan ak soom bi parce que ceeb a suukar moom ku la ko jox mooy soombil nga lekk nga naan toog budul ñànkatan ak soom bi amul leen lu mu mën alors que dugub bi mais di nga cere di nga fonde di nga ruy boo amul dara di nga def leneen ak leneen donc variété bi moo gën a bëri donc am na yoo xamante ni nee na situation bi ñu toll man dama yaakaar ni président Macky Sall mesuré wul actuellement gravité bi dañuy wax ni c'est vrai que ñu taxaw di naan way situation l'heure est grave dans le discours seen discours l'heure est grave mais dans la réalité bu ñu demee bay jël ay ceeb di ko yeb si ay camion mbalit ceeb yi di daanu ci mbedd bi alors que au même moment mënoon nga jël ni ñu ko fi rappelé léegi professeur nu nga ko fi rappelé ay transporteurs yu mettre à la disposition de l'État 100 camions yoo xamante ne nañ la laajuñu la dara nga ñëw teg ko fële jël job si parce que da nga ko bëgg enrichir nga jox ko 2 milliards wala 6 milliards et puis Mansour Faye moom amul une parole évangélique moom mënuñu wax lu ñuy gëm bu nekkee dafa signé ay contrat na ni document bee ngi ni sénégalais yi xam ko jusqu'à preuve du contraire man dama gëm ni 6 milliards nañ ko jox ci transport te du moom mooy taxaw di naan non demewul nii bu nekkoon laa mi na ak boo xam mais 6 milliards yi quand même y a eu un démenti quoi qu'on puisse dire démenti bi xam nga même quand on a eu à interroger lire nañ ko ci benn quotidien de la place quand on parle de Diop Sy il a parlé lui aussi entre 1 milliard 800 et 2 milliards Mansour Faye a parlé de 1 milliard 500 à moins que bu fa yeggul foofu noonu donc Fofana joxe ba 2 milliards ba 3 milliards donc gis nga nee na gis nga boo nekkee ci situation boo xamante ne da nga signé ay contrat au nom des Sénégalais man ma ñëw taxaw forte accusation ni contrat bi nga koy signé 6 milliards la xam nga yow lan ngay démentiré génn document yi ni mi ngi nii. kese d'accord. kese parce que bu nekkee ci kaddu. du Mansour Faye du gorom Macky Sall du rakk ji xawma mag ji Marème Faye Sall koo xamante ni man seen kaddu jar na ma siy dóor samay doom parce que en fait du ay paroles évangéliques du ñoo xamante ni bu ñu waxee yàlla wax. seen wax ak suñu wax la donc jusqu'à preuve contraire man dama gëm ni 6 milliards nañ leen jox ci marché yi nga xamante ne mooy transporté ñu jël ceeb bi yëpp sénégalais yi weesuwul nga jël di ko def ci ay oto mbalit parce que demul seen njaboot bu demoon seen njaboot yaakaar naa dinañ ko teg ci ay conditions yu baax et puis ñaata vol cargo nga fi am mënoo woon jël ceeb bi def ko ci ay vol cargo ñu dem déposé ko ci Ziguinchor wala ñu déposé ko feneen même sax si seen kii yu ñuy wax boo xoolee seen calcul yi ñu ngi dépensé ci benn tonne bi ñaata 18000 foo xamante ne Dakar Bakel moo gën a cher gën a sori booy transporté Dakar Bakel ci camion 13000 francs ñoom 18000 francs donc am na yu bëri yoo xamante ni gis nga ak situation bii ñuy dund malheureusement bu ñu si génnee
di nga ci déggati ay nouveaux milliardaires yoo xamante ne dañuy enrichir sur le dos des Sénégalais parce que noonu lañu fi doon dundee si jamonoy inondation yi noonu lañu fi dundee si jamonoy catastrophe naturelle yi am Sénégal yëpp parce que ñii ñu jiite non seulement amuñu yërmande mais amuñu benn éthique de déontologie même bu leen yoon sax permettre parce que dañu nekk si ay loi d'habilitation mais yaakaar naa ne du habilitation pour ngay taxaw di ñu njaaj di enrichir illicitement ay nit ñoo xamante ni tegoo ko fenn. Justement fi nga wax noonu lay reprendre parce que tout à l'heure aussi président amaana lu mel noonu nga wax ne que peut-être permettre nañ leen ko am nañu sañ-sañu def ko mais dañoo gis bu coow bi juddoo ñu bëri am élan de solidarité amaana yéen ak ñeneen ñoo xamante ne joxe nañ seen contribution pour justement ñu mën a lutter par rapport à cette pandémie est-ce que tey jii